nitu dëgg des valeurs. Karim nitu dëgg. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di leen remercier bu baax a baax nag si koor gi tàngaay bi ngeen taxaw fii te kenn jox fi kenn téeméer kenn jox fi kenn fukki dërëm ngeen taxaw fi dara ndax principe quoi ndax Sénégal c'est très important. alors dafa am loo xam ne ñun bu ñu dalee xeex ngóor jigéen ba léegi mosuñu gis koo xam ne dafa leeral ak ngóor jigéenam wane ko ba mu leer parce que bu ngeen seetee coow li ko indi ci diggante Cheikh Oumar Diagne ak Djibril War dafa woo Cheikh Oumar Diagne ne ko dinaa la def comme jigéen mais góor buy def góor comme jigéen mooy góor jigéen en réalité. c'est-à-dire bu ngeen seetloo en réalité dafa confirmer ba pare di gën a leeral nekk ngóor jigéenam si looloo doy waar te nit ñi bàyyiwuñu ko xel. léegi nag man dafa am message boo xam ne vraiment lu jar a bàyyi xel la lu Sénégalais yi war a xam muy explication bi dafa bari quoi communication bi xam nga Sénégal nangam Sénégal shérif boo xam ni waa ji nee na benn faux shérif bu sant Diallo saaga na olof yi dara fekk ko ci saaga deri ñuul yi benn sëriñ bu sant Sall xam nga bu dëkk Louga saaga na chrétiens yi dara fekk ko si parce que dañuy défendre góor jigéen wala ñu ànd ak Macky Sall c'est-à-dire chaque jour ñu ngi expliquer injustice ñun depuis combien d'années depuis 10 ans ñu ngi ñuy tëjee ko tijji ndax loo xam ne jaay doole la quoi ci pouvoir bi ni muy dox léegi li des mooy xam nga lan la layam gi daam gooj di wax ñun ñu ngi koy def te rendre ci compte te dama wax maa ngi koy commencé ci man ñun ñëppay layam-layam nag waa ànd sàmm jukko yi ñu ngi layam-layam yi ñun ñëpp a ngi layam-layam parce que layam-layam bi mënul weesu góor jigéen dem ba am fitu sañ-sañu taxaw wane ngóor jigéenam ci média ba noppi am fitu taxaw di porter plainte kilifa gu toll ni Cheikh Oumar Diagne ci koy xeex ngóor jigéen ñun ñu taxaw ba tey di wax rek quoi. léegi nag sama message du gudd quoi li may wax mooy Macky Sall day bàyyi Cheikh Oumar Diagne dans loolu teel a samedi c'est-à-dire lundi bu Cheikh Oumar Diagne génnul kaso bi moom après mardi ak mercredi moom lu mu dégg ci buntu palais bi wala mu gis buntu palais la ñuy wax wala assemblée nationale ak ñun la wala place de l'indépendance ñun la c'est-à-dire duñ ko tàggu amul communication amul ay lettre déclaration amul dara dañ koy defee ni ñu ko bëgg a defee soit dina ko bàyyi mardi wala lundi dina bàyyi Cheikh Oumar Diagne wala ñun ñëpp nañu jàpp ñu dem ndogoog Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi wan ko ni ko du wéet loolu dafa man message loolu laay wax quoi donc képp ku pare pour manifester man nit bëgg moom pare nañ moom ñoom moom waxatuñ ko moom man ñi ci des ñoo ma jaaxal képp koo xam ne pare nga lundi Cheikh Oumar Diagne day génn kaso bi wala mardi wala mercredi ñu ngi buntu palais wala place de l'indépendance wala assemblée nationale ana ñun ñoo pare loolu voilà donc kon incha allahu rabbi prochaine manifestation bi mardi la wala mercredi lañ koy def te dañ koy defee buntu palais présidentiel wala ñu def ko place de l'indépendance wala buntu assemblée nationale jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam ala rasul. waaw ñu jox kàddu gi imam Dramé. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. mbokk yi li ñu dal ñun ñii yàlla teguñu ko de coono bi Sénégal yi di dund yoonu yàlla nekku ci waaw yàlla wax na ci alquran ni peuple bu jóg pour soppi mbir yi yàlla jàppale leen ñu soppi ko man foofu lay teg sama message ginnaaw bi ma nuyoo kilifa diine yëpp nuyu xalifa généraux yi nuyu imam yi ak nitu daara yi di wax ni combat bii ñuy mëne combat wu génération la du combat wu diine encore une fois mais combat wu génération la. Frantz Fanon disait chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. mbokk yi
Thomas Sankara da daan wax ni ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera pour lui-même. amuñu droit di bàyyi réew mi benn minorité ñu jàpp otage réew mi bëgg a yàq réew mi loolu képp ku ko seetaan trahir nga Thierno Souleymane Baal képp ku ko seetaan trahir nga Almaami Abdou Khadir Kane képp ku ko seetaan trahir nga Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul képp ku seetaan loolu trahir nga Cheikh Omar Foutiyou bi nga xam ni tubaab bi ma wax ni il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara képp ku ko seetaan trahir nga Cheikh Seydil Hadji Malick mbokk yi bu ñu naxantee Cheikh Omar Diagne lii muy xeex ñii ma tudd la ko commencé ca Thierno Souleymane Baal ba ca Cheikh Amadou Bamba ba ca Mamadou Lamine Dramé ba ca Cheikh Seydi Hadji Malick ba ci sëriñam Cheikh Ibrahima Niass ba ca Cheikh Ahmadou Bamba ñun ñëpp combat boobu ñu porté woon moom la Cheikh Omar Diagne porté gis nga bu ñu nangu ku ñu divertir réew mi dafa am histoire réew mi dafa am démb te dafa am benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme mbokk yi réew mi dafa am taarix arab di wax ni at taarixu yatakarrar l'histoire se répète tey ñi jàppoon Serigne Touba exilé ko génne ko réew mi def ko résidence surveillée ñooñu tey ñoo teg loxo Cheikh Omar Diagne bu ñu naxante bu ñu kenn divertir tubaab day wax ni l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi ñun benn ennemi lañ am mooy képp koo xam ni dangaa collaborer ak tubaab yi bëgg ñoo indil agenda LGBT kon bu ñu kenn divertir wax naa ko korog ci conférence de presse bi ñun amuñu problème ak ay nit ñun défendre ñu ay nit ay cause la ñuy défendre te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax ni unsur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokk jullit na nga ko dimbali bu tooñee ak buñ ko tooñee sa mbokk jullit na nga ko dimbali bu tooñee ak buñ ko tooñee Cheikh Omar Diagne même bu dee dañoo jàpp ni dafa tooñ ñun suñu devoir la ñu taxaw ci wetam te bu ñu paree ci Cheikh Omar Diagne ci ñun ñi lañ jëm kon bu ñu naxante bu ñu nangu ñu dugal ñu ci affaire tarixa bu ñu nangu ñu dugal ñu ci affaire religion ñun Sénégal amuñu problème boobu man mii taalibe Cheikhu Tidiane la waaye dama gëm ni kenn Serigne Touba man la doon liggéeyal loolu laa gëm parce que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul biñ koy génne fii li mu wax leer na de an akuna shafi'an lil qawmi an akuna shafi'an lil qawmi wa an akuna khadiman lid dawmi kon képp kuy njabootu yonent bi rek Serigne Touba yow la doon xeexal yaa ngi dégg Seydi Hadji Malick bi muy taxaw fii di wax tubaab bi naan ko ala himmati faj'al ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati kon mag ñi ñoo bokkoon combat mag ñi combat bi ñu doon mëne mooy fexe ba réew mi moom boppam moom la Lat Joor doon xeex moom la almaami yëpp doon xeex moom la sun maam yi doon xeex ñun nag amuñu droit di mujjee pousse bi mu réer nañu taxaw temm pour wane ni képp koo xam ni am nga relation ak góor jigéen yi nga wax ko mu leer wax ko mu leer man damay wax ñaari nit lay lancer benn message Djibril War asgor buñ ko tuumaalee day génn waat mbokk yi bu ngeen fàttali ko Ousmane Sonko biñ ko tuumaalee dafa génn waat daan ni billaahi wallaahi tallaahi liñ may tuumaal laaluma ci mais Djibril War génnal waat ni doo góor jigéen rek boo waatee ni doo góor jigéen rek ñun moom dootoo dégg ku tudd Djibril War tudd góor jigéen ñaareelu nit bi xam nga mooy kan Mamour Diallo
Mamour Diallo génnal waat ni audio yi du yow mais asgor day waat. Lat Joor koroog bi muy génn di dajeeg tubaab bi mag ñi nee nañ sëriñam daf ko lissi xaaral ni ko xeex bi baaxul bul dem mu ne ko tourné wees na. mag ñi dañ daan xas asgor day xas kon ñaar ñii tey dañoo am droit génn waat ni liñ leen di tuumaal laaluñu ci dara ki jiitu mooy Mamour Diallo audio yi Adji Sarr yi mu ngi toj dëkk bi Mamour Diallo génnal waat ni audio yi sama yoon nekku ci. ñaareel ba mooy Djibril War génnal waat ni man duma góor jigéen yaa ngi dégg li ma gëm Cheikh Omar amuñu droit seetaan ko te man maa ngi ak benn liste boo xam ni amagun naa fukki imam yoo xam ne bindu nañ ba noppi ñoom li ñuy xaar rek mooy xam fu mbir mi di mujj bu dee libéré nañ Cheikh Omar ñu dellu ci sunu daara dellu ci sunu jàkk waaye bu dee libéré wuñ ko ñun dinañ wër réew mi yëpp wax réew mi ni leen Cheikh Omar góor jigéen yi ñoo ko jàpp liste bi mu ngi ak man imam bu bëgg a bindu rek ñëwal ma bindal parce que ñun xam nañ ni ñuy xeexee Yonent bi salaay sallam moo ñu jàngal ni ñuy xeexee kon maa ngi santaat bu baax activistes yi di leen encourager di gëm ni yéen bu ngeen fi nekkul woon ñu jaay réew mi waaw yéen activistes yi il faut ngeen taxaw tem gëm ni réew mi amuñu droit di ko bàyyee way politique yi moo xam pouvoir wala opposition nag réew mi ñëpp a fi yem même pied d'égalité réew mi réewu valeur la réewu moral la réewu éthique la maa ngi encore une fois di lancer un appel solennel monsieur le président de la république di la wax ni yow yaa am intérêt ci libérer Cheikh Omar Diagne parce que boo ko bàyyiwul ñun xam nañ ni ñuy xeexee te yonent bi moo ñu jàngal nu ñuy xeexee te ñu ngi jëm ci élection yoo xam ni ñun ku ñu waxal dig ñu déglu kon bàyyil Cheikh Omar Diagne mu ñibbi bàyyil Cheikh Omar Diagne mu dem këram parce que méritowul fi ñu ko teg méritowul place boobu réew mi nag ñun ñoo ko bokk ñun du ñu def dara loo xam ni dañ koy def ci ëppal wala ci tell lépp ci équilibre lañ koy def maa ngi lancé un appel solennel les xalifas généraux nga xam ni ñëpp samay waajur lañ ñi fi nekk di dund ñëpp samay baay lañ man loolu laa gëm parce que ku ci ne seqoo nga ak sama baay lu tax ma ni la baay amuñu droit seetaan Cheikh Omar Diagne ñu di ko sacrifier amuñu ci droit Cheikh Omar yéen lay liggéeyal Serigne Mountakha yow la Cheikh Omar di liggéeyal Mbacké Serigne Babacar Sy Mansour yow la Cheikh Omar di liggéeyal Cheikh Mahi Niass yow la Cheikh Omar di liggéeyal waaw église bi yéen la Cheikh Omar di liggéeyal parce que réew mi réewum valeur la arab yi dañuy wax ni innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in hum zahabat axlaaquhum zahabu waaw woykatu arab bi dafa wax ni askan yi seen jikkoo leen fi bàyyi bu fa jikko ju rafet jógee dara desatu réew mi am na ñoo xam dañu préférer garder seeni valeur te valeur yooyu def ci bokk ngóor jigéen amul place ci réew mi ngóor jigéen amul place ci réew mi libérez Cheikh Omar 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 encore une fois maa ngi santaat ñëpp di ndokkeel suñu mbokki catholique yi ci seen feet yi di ñaan ñun jullit ñi tamit ñu boole ci ñaan xam ni combat bi dëgg base bi mooy ñaan ad-du'a silahul mu'min ñu ñaanal Cheikh Omar taxawu ko pour mu dellu ci njabootam in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh